pour tàmbali dañuy taxaw ci xaalis bi nga xam ne nguur gi dafa ne def na ko ci jënd ay dund ngir ñu ko yittewoo ci biir askan wi buñ ko xaymaa nee nañ toll na ci 69 milliards de francs CFA xaalis boo xamante ni nee nañ jënd nañ ci ceeb diwlin yenn xeetu pat yi suukar saabu maanaam lépp loo xamante ni daal bépp njaboot mën na ko yittewoo ci wàllum dund lu toll ci 1 million de ménages war ci bénéficier wu waaye tam daara yi ñu war ko séddale ci bépp gox ci Sénégal ku ci nekk daal buñ ko xaymaa ci xaalis loolu lépp li leen war a jox ci dund war na toll ci 66 000 francs maanaam fukki junni ak ñett yu tegal ñett téeméer. xëy na ñu bari ci yéen daañu laaj ñaata tonu dund la ñu nar a séddale ñenn ci askan wi foofu itam ñun dem nañ chercher information bi maanaam dem nañ fañ ko war a ceytoo maanaam ci nguur gi information yi nga xamante ni ñoom joxe nañ ko. mais foofu itam ñoom ci seen biir bu kii waxee nangami tonne keneen wax leneen bu ñu sukkandikoo ci njiital réew mi muy président Macky Sall nee na dund gi ñu war a séddale askan wi mi ngi toll ci 164 000 tonnes loolu la xamle ci page Facebook am te ñun jàpp nañ ni information bu officielle la ndax moom mooy njiital réew mi lépp lu tukkee ci moom information bu wér lañ ko mën a jàppee. mais li ëlëm suñu xel mooy ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale muy Mansour Faye moom waxul loolu. waaw boobu processus ku mu neex na wóolu ku mu neex na bañ a wóolu man loolu lu ma amee importance mooy fexe ba nga xam ne lii mu yegg fu mu war a yegg loolu mooy sama priorité mais ku wóolu ku bañ a wóolu ku nekk am na droit ça y a pas de problème. dund gi ak wàllum transport bi xam nga quantité yi dafa bëri wax nga ko léegi c'est plus de 140 000 tonnes. yéen a ko dégg nee na dund gi yëpp mi ngi toll ci 140 000 tonnes. 140 000 tonnes c'est énorme si nous faisons une moyenne de 40 tonnes par départ ou par trajet effectué par un camion on a au moins 3300 rotations. Donc ça peut être une mission difficile. kii di Abdou Karim Fofana moom itam di jëwriñ gi nga xam ne moo yëngu ci wàllum urbanisme logement ak hygiène publique moom nee na lim bi yëpp mi ngi toll ci 140 000 tonnes donc fii am na lu ñu wooyee problème mu transparence ki ñu dénk réew mi nee na 164 000 tonnes la ay jëwriñam nee nañ 140 000 tonnes la donc nañ ñu leeral yeneen 18 000 tonnes yi fi mu dugg fan la bu fekkee ni transparence moo leen tax a jóg maanaam jub-jubal. buñ ci noppee ñu ñëw ci li gën a jur coow li muy transport dund gi maanaam li ñu nar a jébbal ñenn ci askan wi oto yi ko war a yóbbu mbootaay gi ëmb bépp transporteur bu ne ci biir réew mi bi nguur gi jëndee dund gi ba noppi war a jublu nag ci transport bi ñoom dañu ne nguuru Sénégal ñun en tant que ay doomi réew mi pare nañ pour yóbbu mbir yi te wutuñ ci benn bénéfice maanaam wutuñ ci dërëm dinañ la jébbal ay oto ak ay chauffeur yow nga chargé wu li nga xam ne mooy carburant bi ñun loolu mooy suñu participation ci xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19 te ñoom laajuñ ci dërëm. mais président la fa wax ni dafay jënd ay vivres. daf ko war a yóbbu jox ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw. te loolu buy dem ñun ñoo koy def. buñ ko deful mën na réquisitionner armée mais dana sooxe ndax armée amul oto yu am boobu capacité. ñu ni kon c'est le moment ñun. ñu xool lu ñu réew mi jàll. nañu mettre à disposition sunu ay outils de travail au service de la nation jaarale ko ci ministère des infrastructures bu Oumar Youm mi nga xamante ni moo lu jaboote. su ko defee ñu discuter après des modalités pratiques de la mise à disposition mais wutuñu ci dërëm alors que mënoon nañ ci wut dërëm. mais dañu jàpp ni fi réew mi toll. am na façon xaalis waaw am na façon xaalis yoo xam ni sax boo ko ci gañee boo koy lekk sa yaram war na taw. parce que nag am na tiis woo xam ni wi boo mun la dimbali ña ca nekk. waaye war nga xam li la sunu borom defal ba nga war caa bañ a jéem a tirer profit. mais li ñu gën a jaaxal mooy dañu gis altine benn appel d'offre pour les denrées alimentaires toftal ca beneen appel d'offre pour le transport xam nga loolu day indi cacophonie. ki ni man li ma amoo néewoo ko su bari yow mën naa koo mettre ci sa disposition gis la nga def appel d'offre pour le transport moom dafay jaaxle daf naan moom dañoo bëgg a defaral réew mi wala dañ cee bëgg a defaroo. ñoo déggandoo ki nga xam ni mooy Momar Souran di coordonnateur des transporteurs du Sénégal maanaam mbootaay gi ëmb bépp transporteur bu ne ci biir réew mi ñoom ñu ne pare nañ ngir jox nguur gi seeni oto ak seeni chauffeur ngir ñu yóbbu dund gi fépp ci biir réew mi wutuñ ci dërëm
xam ngeen ni ñii ay patriote lañ xam nañ ni seen réew mi ngi ci ay jafe-jafe ñu fas yéene taxawu askan wi ci domaine bi nga xam ni fa la ñuy yëngu mais au lieu que nguuru Macky Sall lëkkaloo transporteurs yi nga xamante ni ñoom laajuñ dërëm ñoom nguuru Macky Sall lancé benn appel d'offre maanaam ñu ne ñoom déedéet dañuy fay appel d'offre bi moo nekk nii bi ñu ko lancé ñun décidé woon nañ def ci vidéo parce que njortoon nañ ni ñii ñi ngi waajal ay njuuj njaaj maanaam dufal seeni poche ak ñi ñu àndal mais dañu ne woon nañu xaar tuuti xool ñan la ñu nar a jébal marché bi ci appel d'offre bi ñoom bi ñu def ñuy sàkku prestataire bu ci nekk am lu mu néew 50 camions waaye itam képp koo xamante ni da ngay postuler na nga wax ñaata ngay facturer tonne bu nekk. est-ce que yéen a ngi comprendre yow am nga possibilité yóbbu dund gi fépp ci biir réew mi te doo fay dara transporteurs yi nee nañ la jëndal carburant kese loo xamante ni mënu la coûter lu jege 100 millions ñun daañu la jox oto ak ay chauffeur yow nga lànk ne da ngay def appel d'offre maanaam da ngay fay. xel nag du jariñ lu dul xalaat ndekete boobu nguuru Macky Sall dañoo pare woon pour duufal poche ñenn ci seeni alliés yi nekk Benno Bokk Yaakaar kenn ki gañe marché transport dund gi nga xam ni moom la ñu war a jébbal ñenn ci askan wi mooy Demba Diop ñu gën ko xam ci Diop Sy. Monsieur le Président waa Tivaouane léegi nii dañu bëgg rek sa xel dal département Tivaouane laa wax waxuma commune 80% lañ koy gagné te bu ma ko waxee rek ngeen ko gëm ñii fi nekk mag nekku fi ay xale fi nekk ay primo votant ñoo fi nekk ay xale yu ndaw la ñoo fi nekk tey ñoom ñoo jël décision ne à partir de léegi kenn dootul gagné Macky Sall biir Tivaouane. kii mooy Diop Sy di député assemblée nationale jiite benn entreprise bu ñuy woowee UDE maanaam urbaine d'entreprise muy ab société boo xamante nii ñu ngi ko gën a ràññee ci tonni mbalit ci yenn goxe goxaat yi ci biir réew mi waaye itam ci wàllum travaux publics ak transport moom la Macky Sall jox benn ci marché yi maanaam mu transporter dund gi ñu war a jox askan wi moom Diop Sy di ko yeb ci ay oto mbalit daan ci ñëw ndax suñu borom moo leen weer mais li gën a garaaw mooy nguuru Macky Sall dañoo yaakaaroon ni comme que nee na dafay fay maanaam bëggul lu gratuit amoon nañ possibilité yaxanal xaalisu réew mi ñu ne déedéet du ñu yaxanal dañuy yàq ñu yaakaaroon ni daañu jox marché bi ñu ko yeyoo mais dañ ko jox Diop Sy ci violer li nga xamante ni mooy suñuy loi parce que li ma ta leeral mooy règlement intérieur bu assemblée nationale bokkul ci champ d'habilitation bi te loolu ñi seen xam-xam màcc ci wàllum yoon dëggal nañ ko donte ñu ngi ci état d'urgence donte loi d'habilitation am na maanaam yombal nañ président mu jël yenn ndogal yi te du jaar assemblée nationale mais loolee taxul ñu ñàkk a appliquer règlement intérieur bu assemblée nationale loolu lu mat a leeral la te bu ñu demee ci règlement intérieur bu assemblée nationale boobee ci article 113 alinéa 3 dañuy aaye bépp ndawu réew mi maanaam député bu amee bërëbu liggéeyukaay maanaam entreprise postuler ci ay appel d'offre public parce que li ñuy bañ mooy conflit d'intérêt mais nguuru Macky Sall dafa teggi loolu lépp ngir neexal kenn ci seeni alliés muy Diop Sy maanaam dañu violer loi bi. beneen nit mbir bu ñu ñaawlu mooy Diop Sy ay oto mbalit la jël di ci transporter dund goo xamante ni ay doomi aadama ñoo ko war a jëfandikoo bu dul dara sax ñu respecté maanaam wormaal ñam gi parce que ci ay biir lay dem mais ci oto yooyu noonu lañ ko def suñu borom moo leen weer parce que comme ngeen ko gisee ci image bii nii benn ci ay otoom bi yóbbu mbalit moo doon transporter ay ceeb ba far def benn accident. donc yéen a ngi seetlu que nit ñi respecté wuñ sénégalais yi rawatina ñi nga xamante ni nee nañ ñoom la ñuy jébbal ay dund. gis ngeen xeetu oto yi nga xam ne moo du yóbbu dund yi mooy oto Diop Sy yi nga xam ne seen liggéey la ko tax a jóg mooy fépp fa am mbalit ci biir réew mi ñu dem tonni ko maanaam moom normalement remplir woon li nga xam ne mooy critères yi mais il fallait que mu lekk ci milliards yi ñuy dégg alors que ci beneen wet amoon na ay transporteurs yoo xamante ni ñoom yor nañ ay camions yor nañ ay oto yoo xamante ni mën nañu yóbbu dund gi fépp ci biir réew mi te ñoom laajuñ dara ñoom nee nañ dañ koy def gratuitement loolu mooy seen contribution. léegi nag ñaata la transport dund googu noonu nar a dikkee nguuru Sénégal ba léegi amoo ci lu leer au début déggoon nañ ni 6 milliards la Mansour Faye weddi na ko nee na du yegg sax 3 milliards Diop Sy moom nee na du yegg 1 milliard 800 maanaam du ko passé wala du ko mat mais li wér te wër mooy ba léegi
xamuñ ñaata la ñu nar a dikkee maanaam transport dund googu noonu ñaata la ñu nar a coûter ci xaalis ay chiffres prévisionnels la ñu joxe maanaam njëgu négandiku ba léegi dara leeragul. mais bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum transport ci biir réew mi rawatina ci wàllu transporter dund ñoom nee nañ pour transporter benn tonne dund diggante Dakar ak Bakel wala Dakar ak Kédougou mi ngi la war a coûter 15 000 francs benn tonne bu ci nekk. pour jugee Dakar dem Ziguinchor mi ngi la war a coûter entre 12 000 francs jàpp 13 000 francs tonne bu ci nekk. bu fekkee ne nag biir Dakar la tonne bu ci nekk mën na la coûter 3 000 francs bu dee diggante Dakar ak Touba tonne bi mën na la dikkee 6 500 francs. lii ay chiffres la yoo xamante ni yenn ci ay transporteurs ñoo ko joxe te yëngu ci wàllu woowu donc normalement mbir mi warul coûter xaalis bu bari d'autant plus que ñoom nguur gi nee nañ yenn oto yi nga xamante ni armée bi mi ngi koy utiliser dañ ko jëfandikoo